ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di nuyu ñi nga xam ni tey ñoo teew fii ci jotaay bi te nekk fii ci sunu quartier général di nuyu kilifa yi nga xam ne aussi ñëw nañu fekkee jotaay bi mais di nuyu aussi spécialement presse bi nga xam ne ñoo ñëw wuy ci sunu woote mais di leen jéggalu également ci retard bi nga xam ne am na ñoo ngi leen ciy jéggalu bu baax a baax gannaaw loolu dañuy sant sunu boroom subhanahu wa taala mi nga xam ni moo nu may ñu passé ay élections ci jàmm dans le calme dans la sérénité gannaaw loolu ñoo ngi sant la population lougatoise bi nga xam ni bu ñu leen santee ba noppi dañ leen di jéggalu ci nuisance sonore bi nga xam ni ñoo ngi ko doon def ci dëkk bi ci jamono yi ñu génn. dañoo war a produire un bilan financier dañoo war a wax xaalis bi nga xam ne def nañ ko ci campagne bi fan lañ ko jëlee ak fan lañ ko def loolooy tax ñu mën a éviter ay jéey yu baree bari loolooy tax ñu mën a éviter ay nit yoo xam ne bokkuñu ci dëkk bi wala bokkuñu sax ci réew mi ñu jël seen alal di ko defar ay candidat ngir après di xëccoo suñu suuf wala ñuy dagg suñu njariñ li nga xam ne waa dëkk bi ñoo ko moom ñu ko yóbbu feneen moo tax maa ngi wax yeneen candidat yi rawatina ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci côté pouvoir bi te ay milliards ñu def ko fii ci élection yi maa ngi leen di wax ni leen document bi nga xam ne produire nañ ko muy un bilan financier ñu def lu ni mel wax seen xaalis bi ñu ci def fu ñu ko jëlee mais aussi surtout ñu wax fan lañ ko dugal. bu ñu wootee lu mel ne élection Lougatois bu nekk sañ na jël kartam ni kii laa tànn kii laa bëgg mu jiiteel ma sama dëkk liñ ciy dénoncé nag bu ci njëkk mooy li ñu mën a tuddee les pièces d'identité confisquées. Et je pèse bien mes mots, les pièces d'identité confisquées. Dans le sens où, je parle en connaissance de cause. Madame, je sais man li may wax ndax man mii di wax ak yéen sama carte d'identité samedi laa ci jot voté dimanche. Et il a fallu quand même que, à la suite d'une caravane, me menacer ni demain, si je ne reçois pas ma carte, moi et la jeunesse, nous marcherons vers la préfecture. Je l'avais déclaré devant la mairie. Le lendemain matin, à 7 h du matin, les services de la préfecture m'ont appelé pour me dire que on se calme, ces pièces d'identité, produire c'est en cours de route. Chingon gi lañ mako acheminel mu jóge Dakar. Et pour cela, je suis en train de penser quand même aux milliers de Lougatois yi nga xamné si leur voix n'est pas aussi audible que la mienne. Yi nga xamné kenn déggu leen, kenn mun leen dégg. ñaata Lougatois ñoo nekk ci cas boobu noonu donc kon man sama cas dafa doy ci exemple li may wax nii du waxu politicien du wax kuy ñaawal ndam mais day wax ni pour que le jeu démocratique nag mën a doon li mu war a doon dëgg-dëgg il faut que nit ñëpp mën a jot seen pièce d'identité. beneen bi ci topp mooy bureau de vote yi nga xam ni changé nañ ko ci ñenn ci voté ñi war a voté te kenn waxu leen dara loolu aussi damay wax en connaissance de cause parce que jeunesse bi ma àndal am na ci ñoo xam ni voté wuñu ñi ngi ak seen pièce d'identité voté wuñu ñenn ñi bi ñu demee ba ay bureau de vote dañu leen seen tour nekku fi bi ñu demandé information dañu leen changé nañ ko yóbbu ko xawma fan loolu ce n'est pas normal bu ñu changé ay bureau de vote war nañu wax quand même nit ñi informer leen ni leen seen bureau de vote changé nañ ko loolu lu ma wóor laay wax. beneen exemple bi ma joxe mën a joxe aussi pour ngeen xam ne li may wax lu ma wóor la mooy bi may nekkee Njang Mbambo ji voté am na une centaine de femmes yu ne woon derrière moi boobu ñuy def live yoo xam ne dañoo ñëw ba foofu ñu ni leen seen bureau nekkatul fii mi ngi xaw ma franco arabe mi ngi xaw ma fan voté wuñu xaw ma tax ñu def loolu rawatina nag Njang Mbambo gi nga xam ni ku ne xam na ni du fiyeefu ñenn ñi wala boog favorable lu leen. beneen mbir mi nga xam ne aussi dinaa ko wax te aussi tamit toujours mu nekk ay lu ma mën a teg baaraam muy li muy tuddee le transfert d'électeurs bari na ñoo xam ni voté nañ ci dëkk bi te yeewoo wuñu ci dëkk bi ñi ngi dëkk ci ay villages environnants ñi ngi dëkk ci dëkk yi nga xam ne ay dëkk àll lan yoo xam ne peut-être ngidi la ñu bokk wala feneen beneen commune lañ bokk ay leader jël nañ leen fii ay nit jël nañ leen indi leen ci dëkk bi wutal leen ay carte de résident
wutal leen ay pièces d'identité ñu voté ci ay yenn bureau de vote moo tax bari na ay bureau de vote yoo xam ne si ni am na ñuy fëgg dënn di bàkku naan je suis imbattable foofu yàlla xam na ni bu dul woon seen village les gens de leur village nato wàllu ñaaw bu dul woon ñi jóge si ñi ñu bokk seen mbokk yi nekk ci àll bi kon dana ñaaw ci ñoom torop loolu ñu ngi koy dénoncer loolu xam nañ ko beneen bi nga xam ne nag moo ci gën a ñaaw te ma ciy taxaw jeexale ko tëje ko scandale yi mooy achat de conscience le jour du vote di jënd nit ñi man mënuma comprendre il n'était pas en mesure de convaincre les Lougatois avec un programme de convaincre les Lougatois avec une vision 7 ans nga bàyyi ba ñu mayaat la aussi 2 semaines de campagne ni la 2 semaines yi moom ubbi nañu lépp maye nañu lépp maye nañu nga dugg ci kër yi maye nañu nga samp sa animation fu la neex ci biir dëkk bi te doo tàggoo te doo demander autorisation muy les 2 semaines de campagne convaincre nit ñi bàyyi ba jour bi ngay taxaw ci centre de vote yi di profité ci misère population bi pasar pasare alalu réew mi pasar pasare li ñëpp bokk yàlla xam na ni li leen nguur bëgg nguur jaral bu leen ko dëkk bi jaraloon Louga mooy dàq ci Sénégal bi ñu ñëwee di def déclaration dañu ni woon plus rien ne sera comme avant maanaam dara dootul mel ni woon loolu nag bu ñu ko waxee mooy à travers nos équipes c'est-à-dire nos conseillers qui sont dans le conseil municipal à travers aussi les Lougatois même ñi nga xam ne seen droit en tant que citoyen may na leen ñu am ñu xool li ñuy def ñoom incha allah dinañu veiller ci li ñuy def dinañu contrôler li ñuy def mais aussi dinañu alerter les Lougatois chaque fois bu ñu gisee loo xam ne si ni jaaduwul loolu moo wax nag am na ci ñaari points yoo xam ne si ni mooy li ëpp solo moo gën a essentiel te dootuñu ci négocier bu njëkk bi mooy l'argent du contribuable xaalis bi nga xam ne ñu ngi koy jëlee ci borom jakarta yi di ko jëlee ci borom wuti yi di ko jëlee ci borom saret yi di ko jëlee ci jaaykatu gerte yi ñawkat yi jaaykatu jën yi alal jooju noonu incha allahu dootuñu may kenn mu koy pasaree wala mu koy def ay marché ci biir conseil municipal bi ay conseillers municipaux ci boppam yor ay entreprise di gañewaat ay marché ci biir di pasare alal réew mi man Abdou Lahad dootuma seetaan alalu réew mi ñu koy pasaree de cette manière là te duma ci wax loolu moom dama bëgg bu amee benn message bu ñuy retenir ci li may wax lépp loolu nañ ko retenir ñoom danañ leen may ñu dérouler danañ leen may ñu fêter seen victoire entre guillemets dinañ leen may ñu préparer seeni équipe mais surtout li ñuy xaar ci 6 mois yooyu noonu mooy ñu produire ñu ce qu'on appelle un PDC un plan de développement communal li tax may insister sur un PDC mooy bépp autorité bépp commune bépp njiit rawatina ci commune yi bu la wax ne la mën na négocier un partenariat public privé mën na négocier li nga xam ne xaalis la buy jógee ci li ñuy tuddee la coopération décentralisée te produirul un PDC waxu leen lu am waxu leen lu mën a nekk un plan de développement communal manul ñàkk ci dëkk bu nga xam ne si ni da nga war a négocier xaalis bu war a jógee bitim réew wala xaalis bu war a jógee ci ay partenaires privés bu dee ci yoon nga ko nar a jaarale kon may nañ leen 6 mois pour ñu produire lool suñ ko deful dinañ ko produire woowaat média bi aussi proposer ko Lougatois yi Moustapha juróom-ñaari at la amoon pour développer Louga deful dara dañ ko bëgg a xamal ni ko document bi document public la lu ko neex na ci jël jéem koo defaree dëkk bi su ko munul mën nañu sax ñun techniciens ak experts yi nga xam ne ñoo ànd ak ñun nekk derrière nous mën nañ ñëw accompagner ko ci loolu ànd ak moom ngir dimbalee ko ngir ñu defar dëkk bi bu mu am kersa bu mu am ak rëy te yaakaar naa sax tàmbali nañu ndax dégg naa ñenn ci ay directeur de campagne am ñu commencé wax cœur de ville nag yaakaar naa suñu programme la te képp koo xam ne yaa ngi ciy wax je pense que war nga am wooyo fukk war a mën a ñëw
ni laat cœur de ville bi ngeen ko waxee la ngeen ci jublu parce que ay experts liggéey nañ ci ay borom xam-xam nekk nañ derrière te war nañu leen mën a dimbali ndax ñooñu ay Lougatois lañ avant tout. nee na mandat bi daf koy dédié la jeunesse ñun incha allah dinañ ko ci dimbalee te nee na da leen di wutal emploi ñun am na ay programmes yoo xam danaa fi ñëw tuuti ci kanam tuuti pour wax ni ko ñi mu war a wutal emploi incha allah ñun li ñu koy dimbalee mooy danañ leen former. danañ former ñi mu bëgg a dimbali Moustapha danañ ko indil ci buntu mairie ba chaque 2-3 mois danañ ko rangaleel téeméeri jeunes ni ko ñii de former nañ leen en pisciculture danañ ko indi ni ko ñii de Moustapha former nañ leen en agriculture bi ci jiitu nag mooy une académie de formation et de promotion de l'excellence bu nga xam ne si ni bientôt dinañ ko lancer fii ci Louga te foofu incha allah maa ngi leeral ni ci lañ war a former ndaw ñi nga xam ni ñoo war a ñoom la sawaay nii da leen di jox liggéey incha allah beneen bi ci topp nga xam ne ci fan yu néew lañ koy lancé li may wax rek nag mooy projet yi nga xam ne ci ay fan yu néew lañ koy lancé mooy un grand projet sur l'environnement bu nga xam ne dinañ leen convoqué waat dugg ak yéen ci détails yi ci environnement bi la jëm ay experts yoo xam ne ci environnement la ñuy liggéey ci biir Louga incha allah dinañ ko lancé muy un grand projet bu nga xam ne amul benn kër wala benn mbedd mu nga xam ne si nii dinañ ko bàyyi ci programme boobu beneen bi ñuy tëjee nag nga xam ne dinañ ko indi fan yi muy une journée de l'excellence ndax defoon nañ ko fi mais dañ koy defaat ndax dafa am ñoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi te dañ leen a fàtte woon fàttewuñ leen sax waaye dafa xatoon muy ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci njàngaleem arab mi ak alxuraan mi dinañ leen defal une journée de l'excellence bu nga xam ne ña ca man ak ña mokkal alxuraan incha allah ànd ko aussi sax ak beneen projet bu nga xam ne mi ngi en cours ci ñiy jàng njàngum tubaab mi pour fas yéene koo proposé waa Louga loolu lañ fas yéene def ci weer yi nga xam ne ñoo ngi ñëw bàyyi un dernier message pour wax ni Moustapha Diop na xam ni moom mooy le maire mais désormais na xam ni am na ce qu'on appelle le nouveau manager général de la ville de Louga jërë ngeen jëf. lii nag ab benn cadeau boo xam te ne ñoo ko defal sëriñ Abdoulaye Ndiaye muy cadeau surprise. macha allah ñun sëriñ Abdoulaye Ndiaye mii dafay suñu morom. ñun dañoo nekkoon ci guerre pour changer Louga pour changer Afrique te ci guerre boobu nag yaa ci nekkoon suñu commandant un vrai commandant macha allah Abdoulaye Ndiaye mooy njëkk ci terrain bi mooy mujj ci terrain bi muy il s'est battu avec courage avec honneur moo tax ñu kontaan ci moom indi cadeau bi di ko jox. macha allah macha allah. y a aussi d'autres cadeaux. imam day ñëw jottali ñu ko benn kaamil ku xam sëñ Abdoulaye Ndiaye xam na ni musulman la mais sunnite la mooy dafay pratiquer sunna chaque jour day jàng ñaari ijubu alxuraanam mooy wax foom moo waral tey ñu ni ko loolu li ñu war a jàng tey ñun ñoo koy jox jeunesse bi Oustaz Alioune Badara moo ñu ko koy jox. macha allah. macha allah macha allah. macha allah li ci dolli mooy comme góor ñi ak jigéen ñi ñëpp ñoo man koo def loolu lu mel nii. comme di la sant di la gërëm rek. mooy dernier mot bi nga xamante ni si bañ a guddal rek. mooy sant la. gërëm la te wax ne liggéey bi mu ngi doogay commencé. macha allah te fas nañ ci ànd ak yow. jusqu'au bout. couche électronique maanaam dafa war di weer dafa mu toll ci campagne bi lu muy xat ndax foo ko fekk ci loxo ci oto bi muy heure julli jotee mu ngi jàkka yi bàyyi ñëpp dem julli loolu lañ ko koy seedeel parce que moom juruñu jënduñu moomuñu waaye ku naw loola ñun ñàkkuñu fay def kenn jënduñu waaye moom nañu woon jikko te wolof Njaay nee na nit ku la woon jikko rek kay fay moo tax ñu am yéene jeunesse bépp joxe seen alal def ci ngir moom kon ñun am na exemple suñu Sonko gi ñu tey Louga kii moo suñu Sonko ku mu neex ku naqari kii moo bàyyil na law jóg sa lal yeewi askan bul ca taay nañu ànd yeewi askan ngir comme gi baawaan faw ñu yeewi askan ak émergence faw ñu yeewi askan wi waa ngi toog di xaar du ñu dellu ginnaaw non du ñu nangu ku ñu xoqatal yile élection di ñëw du ñu may dara na candidat yëpp jóg taxaw ñu ànd ak askan wi askan wi askan wi nañu yeewi askan wi
askan wi askan wi nañu yeewi askan wi askan wi askan wi nañu yeewi askan wi askan wi askan wi ay ñoo leen jéem a manko te xeex ko nañu yeewi askan wi ay ñoo leen jéem a manko te xeex ko nañu yeewi askan wi kon xam naa ni ñu ko gisee ñun ñëpp rek. macha allah. ndax ki nga xam ne moom lañ doon àndal ci liggéey bi muy ndaw waaye ñi mu doon àndal ñi ci ëppit di ay ndaw buñ doon ñëw fu nu ko fekk muy déglu musique wala fu nu ko fekk muy seetaan ay lamp bu boobaa duñ dikkee moom nii liñ ko njëkk a jox muy kaamil alquran jox ko kurus électrique bu muy werde jox ko jàllaa bi jox ko sijaada kon xam nañ ni moom jaamukatu yàlla la. jërëjëf yitteem yëpp li tax mu ànd ak ñun ku mel ne man ak imam Ndongo Mële ak yeneen aïma yi ne suñu ginnaaw ak yeneen sëriñu daara yi nga xam ñoo nekk suñu ginnaaw loola rek inspiration boobu rek moo lay xamal ni loolu mooy li ko gën a yitteel ci dëkk bi muy defar dëkk bi waaye nag ñu ànd ko ak waa diine ci seen i xalaat ak seen i gis-gis kon xale yi li ñu def nii wax dëgg ñu ngi koy rafetlu te ni ñu ko gisee noonu lañ ko gisee ñun ñi aussi nii kii ni mu ko waxee yenn saa yi man su ma fàttee sama course moom moo may abal course am ba bi ñuy mujj def tournée bi ci bureau yi moo mujj jékki-jékki bi ma nii sama poste mu ne ma course a ngi nii ma ne ko noonu indaal naa sama poste tey kon li ni xale yi def dama koy seede asalaamaaleykum wa rahmatullah dañuy gërëm ñu fi teew ñëpp tey tàllal loxo jeunesse Louga bi di wax ni kii ñun def nañ ko suñu Sonko fii ci Louga def nañ ko suñu leader fii ci Louga kon ñuy tàllal loxo ñëpp képp ku pare pour liggéey ak Pastef jokkoolu ñun ñëwal fii ci Kisé bi toujours ñoo ngi ci ñu liggéey jëmale kanam suñu réew ndax Louga dañoo dañoo changement te changement bi ci moom lañ ko yaakaar di gërëm jeunesse Yewwi Askan Wi yëpp mobilisation yi ñu doon def leen ci gërëm di leen jaajëfal xam ni li ñu doon def li ñu ko doon defal jar na ko mooy suñu réew Louga lañ bëggoon mu changé te changement bi démarré na kon ñun ñëpp ñu topp ci gannaaw te xeex ko